mbokk téléspectateur yu ITV di leen dal jàmm seen émission kennu askan wi tey jii ñu am mbégte dellusiwaat fii am mbégte tamit dalal El Hadj Abdourahmane Nione moom mooy directeur général de l' association sénégalaise de normalisation tey jii 9 juin ñëpp xamante ni moom nañuy jagleel journée internationale de normalisation journée tamit internationale de l' accréditation loolu daañu ko yaatal ci kanam tuuti ndax 9 juin aussi dafa tombeel journée internationale des archives du ñàkk suba incha allah. ñu dalal fii képp ki nga xamante ni moom moo jiite archive nationale ñu waxtaanee boobule fànn tey jii ni ku ñu dalal El Hadj Abdourahmane Nione moom mooy directeur général de l' association sénégalaise de normalisation El Hadj man lay dalal jàmm suñu plateau. merci beaucoup El Hadj Malick. ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum accréditation lépp lu jëm ci wàllum qualité ak service ak ñam yi nga xamante ni moom nañuy dund si yan anam lañ ko war a jaarale yoon ba mu am qualité dañ ko yaatal ci kanam tuuti waaye dañuy dem ca ministère de la santé. et de l'action sociale ànd fa ak docteur Aloyse Waly Diouf moom mooy directeur de cabinet bu ministre de la santé et de l'action sociale naka noonu mu amee kàddu gi ñu teewlu ko mu ñëw ñun faram-fàccee ñu tolluwaayu coronavirus bi fii ci Sénégal. ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaari test yi ñu def juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñoo ci positif ma bamtuwaat ko juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent. ñoo ci positif maanaam juróom-ñaar fukk ak benn di ay cas contact benn cas importé ci AIBD fukk ak juróom-ñaari cas di ay cas communautaire ñaar ci Thiaroye benn ci Gueule Tapée benn ci Plateau benn ci Liberté 6 benn ci Dieuppeul benn ci Cité Domaine benn ci Kër Damel benn ci Géejawaay benn ci Pikine benn ci Wakam ak juróom benn ci Touba téeméer ak fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak ñaari cas ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service su réanimation ñu koy wax Sowétas ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane. Aloyse Waly Diouf directeur de cabinet bu ministre de la santé et de l'action sociale alors Abdourahmane ñoo ko gisoon coronavirus bi ban xalaat nga ci am. waaw tout d'abord maa ngi lay gërëm El Hadj Malick di gërëm ITV ci invitation bi coronavirus moom defe naa ñun ñëpp ñoo ko gisandoo mi ngi ci réew mi depuis bi mu fi nekkee ba léegi li ñu mën a wax mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy. gérer wàllu wér-gu-yaramu dëkk bi ñu ngi ciy def lu ñu mën fajkat yi waa kër docteur yi waa ministère de la santé waaye tamit yeneen corps de l'état yi ñu ngi ciy def lu ñu mën xëy amaana nit ñi mën nañ xalaat ne boobu ba léegi affaire bi mënu fi jóge waaye defe naa boo ko méngalee ak lii xew ci yeneen dëkk yi di nga gis ne dafa nekk feebar boo xam ne dafa doy waar te d'une manière générale àddina bi ci boppam moo parewul woon pour jàmmarloo ak feebar bu ni mel waaye terewul ne ñu ngi def luñ ci mën pour xeex ko. alors Abdourahmane Nione yow yaa jiite association sénégalaise de normalisation mooy lan. alors normalisation mooy lan loolu bëri na luñ ñu koy laaj. amaana tey ku nekk ci ñun rek donte benn yoon la ci sa àddina mës nga wax ba dugal ci norme yaakaar naa ne ci lu ëpp li ñuy dégg norme mooy bu tooxi doon a amee. par exemple amoon na ay jamono ay bâtiment doon daanu ci réew mi boo xoolee bu baax kuñ ci interview rek li ngay njëkk a wax mooy ne respecté wul norme yi ça veut dire que norme mooy li nga xam ne ci lañ war a jaarale lépp lu ñuy def ci àddina bi pour que mu mën a mucc ayib mën a sàmm kaaraange doomu aadama yi waaye tamit sàmm kaaraange suñu environnement muy li ñu wër ci gàttal daal normalisation mooy activité bi nga xam ne dafa consister ci dajale ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci benn secteur ñu réfléchir pour xool secteur boobu ni ñu koy doxalee waaye tamit produits yi ak services yi jóge ci secteur boobu ni ñu war a mel fi ñu ko war a jaarale document boobu moom la ñuy tuddee norme. mais su ñëwee ci wàllum lekk normalisation nan la war a tëddee dëggantaan ñuy jëfandikoo dugal si suñu biir. waaw xam nga lekk moom dafa sensible tey wàllu lekk bokk na ci point yi nga xam ne
ci la normalisation moom la normalisation di gën a saytu ndaxte comme ni nga ko xamee lu jëm ci biir moom xam nga pour mu génnaat fa dafay jafe ba tax na balaa ñuy jël lekk di ko dugal ci suñu biir war nañ ko saytu sàmm ko tey boo jëlee ci wàllu lekk ñu ma ci profito di sargal acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci sécurité sanitaire des aliments ndaxte bërki démb lañ doon màggal bés bi ñu jagleel sécurité sanitaire des aliments ci àddina bi tey gis nañ ne feebar yu bari ba ci coronavirus bi ñuy wax boo xoolee seen origine ci lekk la jóge ba tax na lekk dafa war a ànd ak ay normes yoo xam ne yu strict lay nekk boroom xam-xam yi saytu ko waaye du yam foofu boo seetloo bu baax dëkk bu mel ni Sénégal par exemple normes yi ñuy def ci wàllu agroalimentaire muy si wàllu produit yi ñuy lekk yépp daanaka nguur gi daf koy jël rendre ko d'application obligatoire ba tax na marché bi tey bépp produit boo xam ne ñu ngi ko fiy dugal nit ñi war ci jot di ko jëfandikoo dafa war a respecter normes yi bu ko deful rek service état bi dañuy dal ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñooy dugal ci marché bi lekk yooyu lañ. alors ci wàllum coronavirus bi dégg nañ bu baax a baax mbirum normalisation si fànn yu bëri léegi fànn bi may tàmbalee mooy masque yi normes yi yéen ban rôle ngeen si joué ak tamit façon masque yi fi nekk est-ce que méngoo na ak li nga xamante ni moom la normalisation digle. alors boo seetloo bu baax depuis coronavirus bi dugg ci Sénégal ñun association sénégalaise de normalisation dañ teel a jóg commencé di saytu ak suñu naataango ci àddina bi yëpp ñi boo demee France muy AFNOR yeneen dëkk yëpp ci àddina bi ba ci ISO bi nga xam ne moom moo jabootee organisation de normalisation yi ci àddina bi yëpp dañ teel a jóg déjà recensé document normatif ay normes yi nga xam ne mën na jàpp ci xeex bi ñuy xeex coronavirus waaye dëkk bu ci nekk itam di xool nan ngay indee ay normes pour accompagner xeex bi ci kaw loolu ñun ASN ci la ñu élaborer benn norme sur les masques muy norme bi ñuy wax NS 15-014 defe naa norme boobu mu jot na siw fii ni Sénégal norme boobu ñu sukkandiku ci document bi nga xam ne AFNOR muy suñu concert bi nekk France moom la njëkkoon defar ñu sukkandiku ci defar benn norme sénégalaise ci li ñu woowee masque barrière waaye itam yemuñu foofu ñu defar norme tam ci gel hydroalcoolique yi ndaxte ñaar yooyu bokk na tey ci jumtuwaay yi ñi gën a jëfandikoo dégg nga pour xeex propagation coronavirus bi waaye ñun yemuñu foofu bi ñu defee norme sur les masques par exemple ak les gels hydroalcooliques dañu teg tam li ñuy wax programme de certification boo ko déggee moom mooy liy ñëw après normalisation boo defee norme bi maanaam wax nit ñi ni nga xam ne maanaam activité bi ni ñu ko war a tëralee wala produit ba cay génnee ni mu war a mel yan caractéristique la war a am dañ ko war a contrôle boobu nag moom la ñuy woowee ñun ci suñu liggéey certification de conformité ba tax na ci ASN teg nañ programme de certification ci masques yi ak ci gel yi tey amaana mënuma wax masques yëpp yi ne ci Sénégal ndax respecté nañ norme wala déet waaye depuis bi ñu commencé certification masques yi ba tey am nañ ci satisfaction ndaxte lu ëpp 60 producteurs de masques diggante Dakar Mbour Thiès ak Saint-Louis ñëw nañ ci ñun ngir ñu saytu ni ñuy liggéeyee masque ba ñu certifié leen ko. alors bon waaw allez-y. boo demee ci site internet ASN di nga fa gis liste entreprise yi defar masque yëpp nga xam ne certifié nañ leen mu wóor na ñooñu seen ay masque méngoo na ak norme. alors yéen si seen tëralin yéen digle ngeen joxe que ni masque yi nii la war a mel. waaw xëy na norme bi nag xëy na du ma mën a expliquer yëpp lu ci ne. waaye xam nga masque bi déjà comme dafa nekk loo xam ne dafay xeex jàngoro war nañ fexe ba du tasaare jàngoro ba tax na ci norme bi ak programme de certification bi yëpp ñun dañu jiital li ñuy wax approche risque maanaam dañu xool fépp ci ni ñuy defaree masque bi fépp foo xam ne risque de contamination am na fa mu jóge ci tailleur bi mu jóge ci atelier bi wala ci matériaux bi ñuy utiliser point bu nekk mu ñu woowee ay point critique ñu def fa benn contrôle ba éliminer loolu donc aspect hygiène bi moo nekkoon aspect bu ëpp solo ci liggéeyu masque bi ci norme bi tey. mais tamit qualité bi am na solo. qualité bi tam dinaa ci ñëw waaw qualité bi tam dinaa ci ñëw. parce que masque bi lan mooy njariñam masque bi comme ni ñu ko woowee masque barrière moom moo lay permettre ba boo ko takkee maanaam projection yi ñuy wax li gars yi di wax postillon xaw ma nan laa koy waxee ci wolof maanaam bu fekkee maanaam
soit nga sëqët wala ngay wax wala même ngay nooy wala yu demee noonu ndaxte gis nañ ne feebar bi mi ngi wàllaate jóge ci lu nit ki di jóge ci gémmiñam ci bakkanam wala ci bëtam yooyu noonu boo takkee masque barrière bi day constituer barrière ba tax na man bu ma amee doomu jàngoro bi tey su ma takkee masque du ma wàll ñi nekk ci sama environnement loolu boo ko xoolee dafay indi qualité tissu bi norme bi dafa teg tissu yi nga xam ne moom la ñu war a mën a utiliser. ci biir tissu yooyu tissu bi ci nekk norme bi wax na la ndax da nga ko war a def ñaari couche ndax boo ko defee ñaari couche war nga ci yokk leneen ou pas. kon du tissu yëpp. du tissu yëpp ñoo mën a defaat. yan tissu par exemple. xëy na du ma mën a dugg ci détails yi waaye tissu 100% coton bokk na ci. tissu popeline bokk na ci. tissu bi ñuy woowee TNT tamit muy tricot yi yooyu itam bokk na ci waaye bu ci nekk rek comme ni ma ko waxee am na lu ñuy woowee masse surfacique loolu tam dañ koo war a saytu maanaam parce que loolu moo lay renseigner tey ci capacité tissu bi mu téye li ngay émettre wala déet waaye tamit ci capacité filtration tissu bi loolu yëpp norme bi daf koo teg te bu ñuy certifier masque dañuy saytu loolu yëpp ba mu leer waaye tamit tissu bi ñuy utiliser masque bi comme que da nga koy takk mu muur sa gémmiñ ak sa bakkan war na bàyyi ngelaw bi ngay noyyee mu jàll bu fekkee da ngay takk masque bi doo mën a noyyi bu baax masque boobu baaxul ndaxte mën na indi yeneen loraange donc équilibre boobu moom la ñu war a trouver ba tax na qualité tissu bi daf ci am solo. tey modèle masque yi nag bëri na norme nag warul tëj li ñuy woowee créativité wala innovation tey di nga gis ay masque bec de canard di nga gis masque yi ñuy woowee trois plis ak yeneen norme bi loolu daf cee xaw a maanu même donte ne ci li nga xam ne moom la ñu woowee patron yi ñu joxe dañ ko sukkandiku ci masque trois plis ak masque bec de canard waaye tey boo defaree beneen masque par exemple bi ñuy liggéey ci wàllu norme yi am na benn inventeur bu ñëpp xam muy monsieur Mbacké Niang créé woon na benn modèle de masque bu mu woowee bateau par exemple ça veut dire que loolu du moom moo ëpp importance li am importance daal mooy ne masque bi propriété barrière bi am fa du la empêcher nga respirer du indi benn gaañ. alors ci wàllum normes yi yéen tamit waa association sénégalaise de normalisation su weesoo masques yi ak tamit gel hydroalcoolique yi da ngeen di intervenir aussi si wàllum respirateur n'est-ce pas foofu seen rôle lan la fa. alors toujours rek ci suñu stratégie bi ñu tegoon pour accompagner lutte contre Covid-19 bi dañoo xool ak suñuy naataango yeneen organisme de normalisation Europe ak ñeneen ku nekk génnee sa ay documents yi nga am ba tax na tey boo demee ci site internet ASN am na norme yoo xam ne lépp lu jëm ci wàllu li ñu woowee ventilateur respirateur artificiel yi nga xam moom la ñuy utiliser ci ñu nekk en réanimation loolu am na ay normes européennes yu ci jotoon am normes yooyu yëpp def nañ ko ci suñu site à téléchargement gratuit tey boo demee yooyu moo lay wan respirateur yooyu nan la war a mel ba bu ñu mën ko utiliser ci utilisation bu mucc ayib te du gaañ nit lu weesu respirateur yooyu am na ay yeneen normes tamit ci équipement de protection individuelle yi nga xam ne moom la surtout personnel de santé yi di utiliser yooyu tamit documents yooyu yëpp tey dajale nañ ko mettre ko à la disposition des Sénégalais. mais alors Abdourahmane Ndione yéen digle yi ngeen di joxe ngir ñu respecter lépp lu jëm ci wàllum normalisation est-ce que ñu ngi koy respecter. waaw mën naa ne ñu ngi koy respecter waaye xam nga foo dem rek am na ñoo xam ne li ñuy woowee ay brebis galeuses day am ci secteur yu ne waaye tey en tout cas ci programme de certification masque yi ma mën a sukkandiku nga xam ne am nañ ci échantillon bu représentatif mën nañ ne lu ëpp tey ci ñiy defar masque ci Sénégal def nañ effort respecter norme bi. def nañ effort respecter norme bi lu ci ëpp. gel hydroalcoolique yi aussi am na ay données yu ñu ci jot a am ci ay laboratoire yu ci def ay tests bëri na ci ñoo xam ne ñu ngi koy respecter donte ne am na ñoo xam ne respecté wuñ norme yi. am na ñoo xamante ni respecté wul norme yi alors gis nañ aussi suñu ñëwaatee ba tey ci wàllum normalisation gis nañ lu si mel ni FAO organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture naka noonu OMS organisation mondiale de la santé ñoom aussi defal nañ taxaw seetlu que ni dafa am ay conséquences yi nga xamante ni wàllum lekk yi am na ko ba mu indi grippe aviaire ak vache folle loolu ñàkk sàmmonteeg ak normalisation moo war lu ni mel wala. bokk na ci am na ci part bu rëy rëy am na ci part bu rëy ba xëy na loolu bokk na ci li expliquer que ren
par exemple journée mondiale d'accréditation bi ñu doon organiser tey ci suba rek. Thème bi mooy améliorer la sécurité sanitaire des aliments. comme ni nga ko rappelé maladie yu bëri nit ñi dañ koy fàtte waaye wax nga vache folle grippe aviaire et cetera waaye Covid 19 bii ni coronavirus ci lekk la jógee. ci lekk la jógee. waaw bëri na ay feebar yu ñuy jànkoonteel tey yu àddina bi di jànkoonteel ci lekk la jógee amaana bu ñu respecté woon normes yi ci lekk yooyu waaye tamit respecté li ñu woowee certification ndaxte mën nga sax am volonté yow mi nga xam ne da ngay defar produit alimentaire mën nga am volonté respecté norme bi def li nga mën pour sa produit jaar yoon respecté norme waaye toujours dina am loo xam ne mën na la rëcc loolu moo tax li ñu woowee certification de conformité am solo certification de conformité mooy lan koo xam ne dafay jógee feneen lu ñuy woowee tierce partie nga xam ne amul benn intérêt ci business bi moom mooy ñëw saytu sa liggéey xool ndax méngoo na ak norme bi dëgg-dëgg bu amee lu ci méngoowul ak norme wala lu ci xaw a dévier wala loo xam ne bu xëy amaana boo ko réglé wul mën na dévier ëllëg mu wan la ko nga ajusté ko su boobaa kooku moom mooy jox preuve utilisateur bi consommateur bi que ne produit bii nii respecté na norme bi waaye ci kaw certification boobu ki nga xam ne mooy def certification bi tamit am na niveau de contrôle beneen niveau de contrôle boobu nag moom mooy accréditation accréditation bi moom mooy waaye ne ki nga xam ne mi ngi ñëw comme ASN ñëw pour certifier sa produit am na compétence yi pour def ko. am na non seulement am na compétence yi waaye respecté na principe yi ñuy wax maanaam impartialité du ñu parparloo indépendance moom lañ seen bopp ak confidentialité maanaam du ñu ñëw jël information fii joxe ko feneen ak yooyu. loolu yëpp day nekk chaîne ñu koy woowee infrastructure de la qualité. infrastructure de la qualité boobu Sénégal tey am na jéego yu ñu ci dox ndax depuis 2017 Sénégal adopté na. président de la République par décret adopté na la politique nationale de la qualité du Sénégal. loolu sax daan si ñëw si kanam. voilà muy moo nga xam ne moom mooy tëral infrastructure nationale de la qualité boobu nu ñu koy tabaxee. alors gis nañ aussi am na si ñoo xamante ni dañuy daan seen doole di jaay si mbedd mi nit ñi di ñëw di jënd alors ñooñu est-ce que yéen a ñuy waxtaan ak ñoom ba ñu fexe ba respecter normes yi ndax ñam boo xamante ni da nga lal si mbedd mi poussière bi di romb weñ ñi di naaw ak yooyu nit ñi aussi di ñëw di jënd ngir mën a lekk ngir mu dugg seen biir ñooñu la nga leen di wax. waaw ñooñu li ñu leen di wax ndaxte bu ñu fàtte ne tamit Sénégal pays sous-développé la. oui. xëy na loolu sax du Sénégal rek la am. ba États-Unis am na fa ñuy jaay ci mbedd yi. amaana liñ ci war a def rek mooy sensibiliser leen ñu xam ne secteur bi ñuy liggéey dafa sensible ndax comme ni ma ko waxee sànq biir lu ci dugg rek war na nekk lu ñu saytu bu baax ñu def ndànk ba mesure d'hygiène yi parce que mesure d'hygiène yi nekkul loo xam ne da nga war a am ay moyens yu extraordinaire pour def ko déedéet. tey même boo yoree sa table ci mbedd bi war nga mën a jël ay matukaay ba poussière du fa agsi weñ du ci dal ak yu demee noonu yow ci sa bopp nga am cet ci sa bopp sa place bi tamit nga fexe ba mu am benn cet bi xëy na produit bi tam mu am nu ñu ko defaree ba nga xam ne ki nga xam ne ci loolu la am accès mu mën koo jëfandikoo te du am danger ci moom. am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi tey jii ñuy dalal El Hadj Abdourahmane Nione moom mooy directeur général de l'association sénégalaise de normalisation alors mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 33 824 88 06 alors El Hadj su ñëwee ci wàllum politique bi nga xamante ni Sénégal moom la élaboré jëm ci wàllum normalisation yéen nga xamante ni yéen a ngi koy tëral politique boobu est-ce que jàpp nga ni at bi ñu toll 2020 mbir mi mu ngi tegu ci yoon ba digle yi nga xamante ni ak recommandation yoo xamante ni jox ngeen ko kilifa yi ñu ngi koy respecté. waaw xam nga loolu ab yoon la boo xam ne mënoo ne tey am nañ ci lépp luñ ci bëgg. maanaam yoon la boo xam ne da nga ciy tegu c'est une démarche en fait da nga ciy tegu jëmale abadan di ko améliorer tout le temps. comme ni ma ko waxee sànq politique nationale qualité bu Sénégal ñu ngi ko adopté en 2017. politique qualité boobu nga xam ne moom moo ñu war a permettre ñu tabax suñu infrastructure nationale de la qualité mu tegu ci ay piliers bokk na ci normalisation bokk na ci certification bokk na ci accréditation métrologie waaye tamit promotion de la qualité. tey gouvernement du Sénégal engagé wu na depuis daaw ak ay partenaires rawatina BAD Banque africaine de développement. pour mise en œuvre politique nationale de la qualité. am na solo daan ci ñëw léegi nii allo am na ko nekk ci ligne bi allo. allo. bismillah. waaw man la Fatou Samb. bismillah soxna si. allo.
soxna si ñu lay dégg bisimilah. waa ma ne man Fatou Samb laa tudd. bisimilah soxna si Fatou. ma allo allo. dem na xam naa ni dégg réseau bi neexul ñu jëlaat tamit beneen téléspectateur bu nekk si ligne bi allo. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Safiatou Damel. alhamdulilah ñu lay ziar Safiatou. ñu ngi delloo ziar. gëj nañ la dégg waaw maa ngi si jàmm alhamdulilah maa ngi si jàmm. alhamdulilah maa ngi lay nuyu di nuyu Abdourahmane. mu lay dégg bu baax tey thème bi nga indi macha allah thème bu am solo la parce que foog naa lépp luy dem ci biir lu ñu war a saytu la. effectivement association bi Abdourahmane di gérer association bu am importance la. maintenant nag le problème mooy est-ce que ñu ngi jouer pleinement le rôle. parce que suñu gisee ce qui se passe au Sénégal par rapport surtout aux importations ñu gis ne produits yi ñuy importer yu ci bëri buñ dañuy nekk ba mu yegg si ñu naan produit bi am na problème produit bi am na problème damay joxe exemple ci ceeb bi mu fi ñëwee bu ñu naan ceeb bi plastique la wala déet ak meew beeg affaire yooyu noonu genre yooyu noonu est-ce que ñoom dañuy nekk ba ci affaire bi dugg ñuy soog a intervenir wala dañoo waroon a intervenir avant produit di dugg sur le marché sénégalais mais également beneen chose bi may interpeller aussi Abdourahmane mooy par rapport à la certification effectivement certification ISO bi lu am importance la mais dañuy gis ne am na entreprise yoo xam ne nii dañ leen di jox certification bi effectivement on suppose que ne dañ ko mériter du moment que ne remplir nañ toutes les normes mais dañuy dawal benn moment entreprise yooyu di continuer di glorifier ne am nañ certificat ISO alors que ñun consommateurs yi ñu doon am habitude di consommer produit bi xam nañ ne am na différence par rapport ak disons par rapport aux produits actuels ni ñu koy kiiyee sur le marché yaa ngi koy interpeller léegi par rapport à nu mu tuddati ñiy jaay ci mbedd yi je crois que ñoom li mu wax noonu am na solo sensibiliser leen mais je crois que foofu ñi gën a mën a intervenir mooy le service d'hygiène ñi nga xam ne ils sont plus proches proximité bi day jouer ils sont plus proches en fait de ces vendeurs wala de ces vendeuses là pour interpeller leen en fait gën leen a ñaax ñu def comment on appelle ça ñu bàyyi xel ci service hygiénique bi et là aussi maa ngi laaj toujours kii nii Abdourahmane est-ce que ñoom danañuy def un suivi wala un contrôle par rapport ak entreprise locale yi nga xam ne ni elles se disent que elles sont certifiées alors que benn instant gis nañu ne effectivement il y a un problème boo gisee ñun on a du mal à faire des exportations dans les pays comme par exemple en Amérique ou bien en Europe c'est parce que simplement foofu seen système de normalisation bi dafa dëgër c'est rigoureux et raison pour laquelle si vous ne respectez pas ces normes-là effectivement yow doo fa mën a jaay c'est une façon en fait de protéger leur économie mais ñun dañoo gis ne effectivement au Sénégal dañuy bàyyi lépp di dugg lépp di génn disons lépp di dugg lii génn bëriwut mais lii dugg dafay ëpp ba nga xam ne ni au point en fait dafa mel ni si amuñu un système de contrôle rigoureux bu ñuy mën a permettre ñu respecter toutes les normes disons au Sénégal. maa ngi leen di jaajëfal merci beaucoup jërëjëf Safiatou kaddu yi am na solo macha allah di la gërëm bu baax di la sant Abdourahmane. waaw di ko remercier moom Safiatou intervention bi am na solo. pour produit yi nga xam ne ñoom ñooy dugg produit importé yi li mu wax dëgg la des fois ñun ñëpp dañuy dégg ne am na produit bu fi dugg mu am ay jafe-jafe ñun juste pour clarifier ñun ñooy def norme ñun dañuy def certification mooy certification c'est volontaire c'est volontaire à moins que nguur jël kayit ne certification produit tel c'est obligatoire li nga xam ne moom la ñuy discuter ni moom mooy contrôle du marché ñi koy def moom la ñuy woowee les organismes d'inspection ci ceeb bi mu wax direction du commerce intérieur notamment am na liggéey bu am solo bu ñu ciy def proposition bi mu def proposition bu am solo la en vérité xëy na peut-être di nga am occasion développer ci ak sama grand frère Ousmane Mbaye DCI xam naa ne ñoom at yi yëpp directeur du commerce intérieur at yi yëpp ñu ngi ciy liggéey ak ñoom pour am li ñuy woowee programme de vérification à l'import loolu moom moo lay permettre produit boo jëlee Chine wala États-Unis wala feneen pour bëgg koo indi Sénégal balaa muy jóge foofu ñu def benn contrôle foofu ba jox leen certification. am na solo loolu ñu ngi ciy liggéey. yaakaar naa ne peut-être ci diir bu néew dinañ ci àgg. da nga am beneen kii. oui am na keneen ku nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo. allo. allo waaw. ñu lay dégg kilifa gi baal ñu nga wàññi télé bi.
waaw wàññi nañ télé bu yàgg. bismillah yow rek nii déglu. Sakho la. waaw man mbir yi wax dëgg yàlla man ni ma gis. waaw. suñu économie si mu toll nii Sénégal li ñu war a def mooy xool ñun li ñuy lekk ni ñuy duggee ak ni ñuy génnee waaye li ci ëpp solo mooy fexe ba nga xam ne li la ñuy bàyyee ci Sénégal ñu mën ko utiliser comme ni mu waree allo. am na solo ñu lay dégg bu baax. voilà man loolu laa gis parce que tey da ngay xool ñi nga xam ne ci zone rurale bi lañ dëkk ñëpp ñu ngi Dakar te ñi nga xam ne ñu ngi nekk biir Dakar war a dem bay ji boo xoolee confinement bi fi jaar ñu ci bari tey fu ñu dem bay ji problème la parce que moyen bi ñu war a bayee yoruñu ko te état bi war na gëstu ci loolu mu xool bu baax ni ñu war a mën a jàppalee baykat yi semence beeg yooyu noonu leneen ni mooy bu ñu bayee ba pare dañu war a créer ay secteurs yoo xam ne lu ci mel ay usines yoo xam ne danañu mën a dimbale ñu mën ci jaaree créer yeneen emploi yoo xam ne dina mën a jëriñ réew mi au lieu que ñu dëkk ci importer. jërëjëf. man loolu laa gis ne war nañu mën a dimbale ñu mooy li nga xam ne dañuy lekk ñu mën ko xam. parce que li nga bàyyi sa kër di sa lekk di nga xam ne lii ci la nekk. jërëjëf. waaw jërëjëf ku baax. Abdourahmane beneen aspect bi je crois que soxna Sofiatou la. oui Sofiatou oui. waaw maanaam produit yi ñuy bëgg a exporter yi nga xam ne producteurs sénégalais yi moom la ñu bëgg a exporter loolu tamit wax ni loolu sax moom mooy importance wu am li ñuy wax infrastructure nationale de la qualité tey bëri na ñoo xam ne xëy na ñuy def production bu mucc ayib waaye xamuñu fu ñuy jaar ba seen production mën a dem ci yeneen marché yi bokk na ci surtout li nga xam ne moom mooy produit agroalimentaire parce que dafa am li ñuy woowee accord les accords SPS maanaam produits phytosanitaires yi maanaam yi nga xam ne c'est des produits végétaux ak yooyu tey boo ko bëggee exporter dafa bëri ay exigences xëy na bëriwul noonu sax waaye dafa am ay exigences yoo xam ne da nga ko war a topp am na ci yoo xam ne service ministère de l'agriculture ñoo la koy jox maanaam bokk na ci certificat sanitaire yi di ñu woowee certificat sanitaire ak certificat SPS muy wane ne produit bi amul pesticide dangereux bu ci nekk waaye tamit bépp loraange boo xam ne dafa ànd ak produits végétaux d'une manière générale nekku ci loolu pays yëpp daanaka ci àddina bi boo ko amul duñ nangu sa produit dugg ci biir beneen aspect bi mooy certification encore une fois fexe ba ñu certifier seen produit yi am na solo. c'est vrai nag gis naa ni aspect boobu yaa ngi si insister de trop. certification bi. ndaxte tey xam nga boo demee ci marché bi fekk fa produit yu bëri produit yëpp pratiquement ñoom ñooy bokk ay revendication moom mooy sama produit mën na lii am na lii lay def waaye loolu li ñuy woowee déclaration ki nga xam ne moo defar maanaam man maay defar di la jaay man maa wax ne lii la. ku la neex aussi moom jaay rek la bëgg. jaay rek la bëgg. lépp loo xamante ni nit ñi mën a jënd produit yooyu moom. loolu lay wax loolu rek lay wax. jeex na waaye bu fekkente ne dafa am keneen koo xam ne dafa jóge feneen amu ci benn intérêt amul intérêt nga jënd lu bon amul intérêt kiy jaay lu bon mu ñëw saytu produit bi ba dana ne la produit bi baax na xam nga loolu dafay yokk confiance. am na ku nekk si ligne bi allo 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 allo. ko déggante bi jàppanewul ñu xaaral tamit beneen téléspectateur si 33 824 88 06 très rapidement ñu jël beneen téléspectateur laajaa ñu ñëwaat si yeneen laaj yi alors sànq maa la doon wax mbirum politique bi nga xamante ni yéen a ngi koy mettre en œuvre ngir état wu Sénégal mën ko doxal jëm ci wàllum normalisation est-ce que amul ay blocage alors am na ay blocage am na ay blocage certes blocage bi ci gën a am solo mooy ressources yi pour mettre ko en œuvre. ressources yi. waaw ndaxte c'est ay activités la yu ñu war a mettre en œuvre. ressources humaines ou ressources budgétaires. bokk na ci ressources humaines bokk na ci ressources financières. financière am na solo allo allo. allo. oui. bismillah. wàññi télé bi allo. ñu xaaral tamit beneen téléspectateur oui. ressources financières ak ressources humaines. waaw ndaxte politique qualité boobu bi ñu évaluer budget bi pour 3 ans tolloon na ci suma juumul lu jege 2 milliards
gouvernement du Sénégal nag def na ci jéego bu am solo ndax comme ni ma ko doon waxee sànq gouvernement Sénégal jël na ci pàcc bu am solo ànd ci ak Banque africaine de développement ba tax na tey ñu mën a commencer mise en œuvre bi ci biir politique boobu tey buñ ko mettre en œuvre correctement dina permettre déjà renforcer capacité maanaam formation ñi nga xam ne ñooy produire déjà ñu xam fan lañ war a jaar pour seen produit ñu mën ko accepter ci yeneen marché yi xam lan mooy qualité xam lan mooy norme xam nan lañ koy maanaam traduire ci seen activité ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci normalisation muy ñiy liggéey ASN waaye tamit yeneen experts yi ñooñu tamit ñu renforcer leen ba ñu am maanaam jumtuwaay yi nga xam ne ci wàllu technique dina leen permettre bu ñuy defar ay normes yu mucc ayib waaye tamit di ko contrôler di certifier du ASN kese waaye lépp luy laboratoire ñu accompagner leen ba ñoom tam ñu mën a accréditer seen liggéey. am na solo allo allo kooku dégguñu du ñàkk ñu jëlaat tamit beneen téléspectateur si ligne bi alors lu jëm ci wàllum normalisation dañu seetlu ni yéen maanaam daanaka nit ñu bëri xamul leen grand public bi lu war a lool nga baal ma am na ko nekk si ligne bi allo. 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 bismillah. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi na ngeen def. alhamdulillah. allo. waaw ñun de liñ doon laaj. waaw baal ñu nga wàññi télé bi. wàññi télé bi yow. naka wàññi bu baax a baax kay. wàññil ma télé bi. bismillah yaa ngi en direct. waaw li ma doon laaj. waa normalisation ñoom ñooy fixé norme yi ñoom ñooy joxe certification. loolu nga doon laaj. waaw léegi ñoom est-ce que am nañ droit buñ paree dinañ contrôler ba xam ndax nit ki respecté na norme bi léegi buñ doxee ci koo xam ne bu ñu yemee ci koo xam ne respecté wul norme yi est-ce que am nañ droit sanctionné ko wala déet. loolu laa doon laaj. jërëjëf laaj bi am na solo. Abdourahmane. waaw yaakaar naa sax day rejoindre benn question bu société mu posé woon. exact comme ni ma ko doon waxee sànq normalisation ak certification c'est volontaire dans un premier temps c'est volontaire ba bi état di jëlee dogal ne norme bi wala certification bi c'est obligatoire ñi nga xam ne ñoom ñoo am maanaam sañ-sañ ñëw ci marché bi fekk fa produit bu respecté wul norme ñu sanctionné leen ñooñu ñu ngi leen di woowee ay organisme d'inspection bokk na ci service d'hygiène ci la bokk service su commerce. direction du commerce intérieur direction du commerce intérieur ci lañ bokk. ñoom am nañ ay jumtuwaay loi tey may na leen bu ñu fekkee ci marché bi produit bu méngoowul ak normes yi ñu sanctionné ki ko def retirer produit bi ak yu mel noonu. am na solo allo allo. El Hadj Malick. bismillah. ñu ngi lay nuyu. alhamdulilah. di la fay di nuyu sa invité bi. mu lay dégg bu baax fa nga ñuy woowee. Dame Laye maa ngi leen di woowee Malika commune bu Pikine. Dame bismillah. El Hadj Malick. vraiment gis nañ ni que boo demee dans les zones rurales. El Hadj Malick mais boutiquiers yi dañuy jaay ay produits yoo xam ne seen date dafay expiré. ba pare ñoom ñu koy continuer di jaay nit ñi di jënd. mais absolument man mii dem naa budul dem je vous le jure dem naa budul yoon benn du ñaar village bi nga xam ne moom mooy sama village natal. ngénte laa fay dem mais à chaque fois damay jënd boisson boo xam ne day primé damay dem tegal ko borom birig bi ne la hey sa boisson dafa primé mu ni ma xaw ma si dara. mais loolu lan mooy. mais c'est grave El Hadj Malick. tey ba nga ko waxee loolu moom tamit dafa doon continuer di jaay. mais man citoyen laa man loolu lu ma si man. mais c'est grave c'est pour dire que dans le monde rural nit ñi ñu ngi jaay des produits yoo xam ne seen date dafay expirer. moo doon laaj président loolu lan mooy liggéeyu seen association bi si loolu. jërëjëf. ñu ngi rafetlu émission bu baax a baax a baax. jërëjëf. jërëjëf comme ni ma ko doon waxee sànq ñun nekkuñu organisme d'inspection wala de répression ñun duñu réprimer xëy na li ñu mën a def ci fànn boobu mooy informer parce que jàpp naa ne boutiquier bi nekk ci village bi amul yéene wu jaay nit ñi ñoo xam ne daf leen di lor amaana ñoom moom dafa comprendre xëy na loolu dina rejoindre question bi nga doon posé sànq. aspect communication. voilà sensibilisation mais loolu man je pense bien que du si monde rural bi sax même fii nii Dakar dafa nga dem si boutique soo nga xool yow luñ la jaay nga gis ni vraiment lii
date bi expiré na. xam nga souvent di nga gis ci télé bi. service d'hygiène di lakk ay produits. oui. en général produits yooyu yu ci ëpp ay produits yu périmés lay nekk. ay produits yu périmés lay nekk. encore une fois loolu bokkul ci ñun suñu ay prérogatives moo tax bëgguma di ci sori trop. waaye xam naa ne daal am na ay services état bi yu fi ne. te li may wax consommateurs yi yooyu bu amatee. ñu fexe ba woote service d'hygiène wala service du commerce. ok allo am na ku nekk si ligne bi. voilà dama bëggoon wax bokk ci waxtaan bi. bisimilah kilifa gi. waaw kay waaw. fan nga ñu woowee. maa ngi lay woowee fii ci Castor. ñu lay déglu. waaw ma ne ngeen baal ma xam nga fi mu ne nii yéen a ngi wax toujours ci li ñuy yu périmé mais am na yu périmé yoo xam ne ñu ngi koy béy fii ci réew mi te ñu ngi koy joxe te ñëpp a ngi teg seen bët yéen a may dégg. allo. ñu ngi may dégg. baal ñu nga yëkkati kàddu gi. ma ne. waaw. xam nga léegi ñu ngi wax yu périmé mais yu périmé yooyu ngeen di wax dañ ko defar ba pare. dañ ko defar ba pare. li ngeen war a seet ak yéen kilifa yi yéen kilifa yi li ngeen war a def mooy da ngeen gis tubaab yi jóge bitim réew ñëw si suñu suuf si di ko surchargé di fi béy pomme de terre bu dul jeex te fekk ay produits toxiques rek moo ci nekk te yéen a ngi seetaan béykat yi nga xam ne dañuy béy normalement bugg a jaay normalement ñooñu ñëw xëpp fi seen njaay moomu ak seen produits toxiques yooyu ba bu ëllëgee dans 10 ans nit dina bëgg am fu mu béy du ko fi am te yéen a ngi koy seetaan. jërëjëf. yéen a ngi koy seetaan fi mu ne nii te ñoo ñëpp dañu war a wax ci ñoom. jërëjëf parce que ñoom dañuy ñëw ak doole rek di béy rek produit extensif pour di sànni ci dëkk bi ñun ñuy lekk rek mais ñu war béy normalement mu baax ci jamono bi duñ ko def da nga leen di bloqué loolu nag du yoon. jërëjëf kilifa gi. waaw li mu wax ni lu am solo la. ci wàllu mbay mi. def naa dafa njëkk wax ne am na produit périmé yu ñuy maye. wala dafa ne am na ay produits yoo xamante ni dafa périmé ñun siy wax mais moom mu jàpp ni am na ay produits yoo xamante ni am na ñu fiy ñëw jóge bitim réew indi ko fi ba pare mu nekk ay produits toxiques. te dañ koy jaay. waaw loolu la wax. waaw bu fekkente ni ci wàllu mbay mi la. xam nga li ñuy wax agriculture intensive moom moo indi ay utilisation yeneen produits synthétiques ci biir agriculture bi waaye terewul loolu tamit c'est encadré bu yàggul dara am na norme bu bees bu ñu élaboré boo xam ne dafay fixer li ñu woowee les limites des résidus de pesticides maanaam résidus produits synthétiques yooyu ñu utiliser ci agriculture am na foo xam ne waru faa dépassé ndax bu ko dépassé day indi loraange ci doomu aadama bi koy lekk norme boobu bokk na ci norme yi nga xam ne dañ koy verser dans la réglementation ça veut dire que képp kuy jaay wala ngay produire ay produits agricoles da ngay obligé respecter limites yooyu sinon organisme de répression yi dinañ dal sa kaw ci produits périmés yi xaw ma ndax comprendre naa question il faut nit ñi comprendre tamit y a 2 types de date limite ci ay produits am na lu ñuy woowee date limite de consommation DLC loolu boo ko gisee ci produit mooy ne bu àggee foofu produit boobu dañ koo war a sànni yàqu ko kenn waratu ko jëfandikoo am na yeneen yoo xam ne dañ ciy bind date limite d'utilisation optimale boo déggee date limite d'utilisation optimale mooy ne produit bu àggee ci àpp boobu maanaam ni mu meloon bu njëkk ba dootu ko mel waaye tekkiwul ne produit boobu day loraate sa bu àggee foofu nag réglementation dañ ne produit boobu kenn waratul am droit jaay ko loolu la réglementation wax. waaw kenn waratul am droit jaay ko waaye mën mooy nañu ko aussi may des fois nga gis produit boo xamante ni benn date moo si nekk. benn date expiration bi loolu lu muy signifié. mooy li ma doon expliqué sax boo liiree bu baax duñ bind rek date d'expiration en tout cas ci produit yu bëri dañuy bind soit date limite de consommation DLC bu fekkee loolu la produit bi bu àggee foofu ça veut dire que mën na indi loraange ci doomu aadama bi waaye bu fekkee dañu bind de préférence à utiliser de préférence avant le wala ñu bind date limite d'utilisation optimale dafay changer rek. mën na changer waaye terewul du indi loraange ci doomu aadama bi loolu mooy wane genre produit yooyu mën nga gis ay organisme caritatif di ko jël di ko maye. am na solo am na suñu téléspectateur buy insister nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum sëriñ bi na ngeen def. alhamdulilah. mbaa yéen a ngi si jàmm. alhamdulilah bisimilah. waaw man maa ngi tudd Amine Balde.
fan nga ñu woowee Balde. maa ngi leen di woowee Géejuwaay. Géejuwaay bisimilah. waaw sànq de daa am benn téléspectateur bu woote woon di wax ci wàllu woote woon Malika. waaw ñu lay di wax ci wàllu produit yu périmé yi loolu muy wax dama koy feddali. ndaxte am na benn village bu ma doon servir Casamance mujj naa fa jënd benn boutique benn produit boo xamante ne ba ma ñëwee ba sama biir néeg laa xool gis ni affaire bi dafa périmé mais ba ma delloo ko boutiquier bi loolu daal bu ñu si mënoon bàyyi xel di dugg si village yi di vérifier léegi-léeg yenn produits yi parce que loolu man damaa jàng moo tax ma mën koy vérifier ñooñu nga xamee ne si village bi lañ nekk jànguñu ñooñu ñu ngi loru si wàllu woowu. jërëjëf. loolu moom jar naa bàyyi xel. jërëjëf. alors beneen seetlu bi aussi mooy dañ seetlu ni am na si ay doomu aadama yoo xamante ni suñ demee si boutique yi wala si magasin yi duñ di jënd naam sax am na ñuy xool date yi mais am na si ñoo xamante ni amuñu culture boobu ñooñu aussi est-ce que jarul ñu leen di sensibiliser que ni suñ demee lu ñu yàkkamti ak tamit lu ñu nekk si ay yitte wala lu ñu soxla tamit ñu xool bu baax a baax date yi si nekk. loolu dafa bokk ci benn ponk bu am solo ci politique nationale qualité au Sénégal. très bien mooy développement culture qualité au niveau des populations. te ci fànn boobu ci fan yu néew dinañ ci commencer benn programme de sensibilisation boo xam ne dañuy utiliser médias yi bu baax pour maanaam tàggat population yi ci nit ñuy def ba bu ñu dematee ci marché bi ñuy préférer ay produits de qualité ay séances de sensibilisation lay nekk. exclure ñu dem ci biir réew mi tamit di wax ak ñi nga xam ne peut-être du ñu jote ci médias yi ba ñu xam nan la ñuy comporter woo ci marché parce que tamit qualité ñu bëri ñoo ko sekk producteur bi ci la nguur mi nga xam ne mooy réglementé ci la kii def norme ci la waaye consommateur bi tam daf cee am wàll bu am solo ba tax na tey politique nationale de la qualité bu Sénégal am na benn fànn boo xam ne dañ koo jagleel renforcer capacité wu association de consommateurs yi. parce que tey ñenn xëy na am na ñu xam li may wax ni am na dëkk yoo xam ne boo fa demee association de consommateurs yi bokk nañ ci kuréel yi ëpp doole ci dëkk boobu noonu waaye loolu li koy indi mooy ñu xam seen liggéey xam tamit nan la ñuy def ba di amener ñi nga xam ne ñoom ñooy defar waaye tamit ñiy distribuer mooy boutique yi joxe ay produits périmés par exemple ba duñ ñemee sax def loolu ndax xam nañ ne am na organisation consommateur bu am doole bu fi nekk boo xam ne boo defee lu dul noonu dina wax te bu waxee amaana du la soir. alors Abdourahmane ñetti simili moo ñu dese nan la ñuy def ba améliorer suñu sécurité naka noonu tamit lépp lu jëm ci wàllum lekk yu ni lekk sécurité sanitaire des aliments. alors premier ponk bi mooy éducation. éducation sensibilisation éduquer producteurs yi d'abord aux normes jàngal leen normes yi lan lañ wax ak nan ngay def ba respecter ko bonne pratique yi jàngal tamit consommateurs yi. ñoom ba ci marché bi tey kenn du fa ñemee teg produit bu jaarul yoon renforcer suñu organisme d'évaluation de la conformité yi muy laboratoire yi muy organisme de certification yi fexe ba ñooñu ñu accrédité leen ba certification bu ñu joxe fii Sénégal bu demee bitim réew ñu mën ko nangu waaye tamit ba sénégalais bii dem ci marché bi di jënd produit bu gisee ne produit bi certifié mu am yaqin na produit bi tey bu ko jëndee du am loraange ci moom du dina ko fajal soxlaam daal te du ci am benn jafe-jafe. Abdourahmane ñoon sa kàddu gu mujj waxtu bi jeex na. alors xanaa di la sant di la gërëm xëy na mooy point bi ñu amul woon temps développé. muy ci wàllu nan nit ñi li tax xamuñu ASN. xëy na loolu garaaw na garaawul ndaxte normalisation li ci am solo mooy intervenant yi xam ko producteurs yi régulateurs yi ñu demee noonu. waaye am na ci benn fànn boo xam ne dina baax grand public bi xam ko mooy action de sensibilisation yi ñuy wax. ba yenn méfaits yi du mën a jàll ci biir marché bi te loolu ñu ngi gërëm ITV ci initiative bi di encourager tamit yeneen groupe de médias yi ndaxte tamit média du film ak waaye ak fecc yu kese am na solo des fois ñu ci insérer yenn temps solo yoo xam ne dañ ci wax li nga xam ne mooy jëriñ askan bi te defe naa ne norme ak qualité bokk na ci loolu di invité médias yi ñu ci gën a def ay dossiers. Abdourahmane ñoon maa lay gërëm bu baax di la sant ma fàttali yow yaay directeur général de l'association sénégalaise de normalisation téléspectateurs yi yéen tamit di leen gërëm bu baax di leen sant ba suba incha allah.